ça pose problème et l'État du Sénégal est interpellé sur le sujet. aywa ñu wax tamit ci benn sujet bu assez important mu di la criminalisation de l'homosexualité tey le quotidien daal di say dellu si mu daal di titré test gay pour le pouvoir encore mu nekk benn proposition de l'opposition sur la table de Moustapha Niasse mu di président de l'Assemblée nationale vous le savez mu nekk benn test peut-être on va dire pour le pouvoir actuel Mamadou Fofana. Oui lu jëm ci mbirum góor jigéen ñi d'abord il faut rappeler que législation Sénégal da ko tere da ko punir ci li ngeen mën tuddee ci code pénal article 319 alinéa 3 alors loolu nag la ñi nga xam ne moom mooy député yi tey ak phénomène bi ampleur bi nu muy gën di demee di gën a law ci mim réew ñu ne au lieu que muy nekk peine boo xamante ne nii day jóge ci 1 an ba 5 ans autant ni ñu ko defee ci lu jëm ci wàllum viol nañ ko criminaliser mooy lan ñu jàpp ne góor ak góor bu fiy sëy nañ jàpp ne loolu crime la bu ko defee ñu mën a décourager loo ñi wala dissuader ñi nga xam ne ñi ngi yëngu ci mbir mu nu mel alors loolu tey jii nii démb la ko sàmm jikko yi jël jébbal ko ay député en l'occurrence ki nga xam ne moom mooy Mamadou Lamine Diallo bu tekki jël ko ngir jébbal ko président assemblée nationale ngir ñu jëmmal loi bi nga xam ne dañuy jóge léegi ci délit mu nekk simple délit yóbbu ko ci li nga xam ne moom mooy crime Sénégal réew la boo xam ne lu jëm ci wàllum mbirum góor jigéen munu fi law tey munu fi law ëllëg te munu fi ne nekkul loo xamante ne nii dinañ ko fi encourager nekkul loo xamante ne nii lu ñu mën a nangu la parce que suñuy diine moo xam muy chrétien bi moo xam muy jullit gi moo xam muy keneen ak keneen kenn nanguwul lu jëm ci mbirum góor ak góor di sëy beneen bi di li nga xam ne moom mooy suñuy valeurs yi nga xam ne moom nañ am jikko yi nga xam ne moom nañu bëgg a jëmmal jox ko suñuy doom ak génération future mënut méngoo ak la nga xam ne tubaab yi ci boppam loolu la ñuy dund donc c'est le moment pour ñi nga xam ne ñoom ñooy député yi Assemblée nationale ñoom ñëpp à l'unanimité ñu voté loi bi nga xamante ne nii tey dina mën a tax mbirum góor jigéen du fi law te dina tax suñuy doom ëllëg ñu mën leen a jox ay valeurs yu baax éduquer leen teg leen ci yoon bi nga xamante ne nii dina méngoog ak li nga xam ne moom la suñuy kilifa diine suñuy kilifa aada ñi nga xam ne ñoom ñoo lay taayal. Mamadou bu ñu waxee ci wàllu constitution dans l'article 25 de la constitution il est fait état du respect des droits d'autrui depuis la révision constitutionnelle du 20 mars 2016 donc droit d'autrui cela veut dire quoi on va dire. Non xam nga dañuy wax sax je vais plus loin dañuy wax universalité des droits. Voilà. mais de l'homme mais loolu taxul ñun suñu réew xam nga réew bu ne ak luñ la tëggee tubaab yi ñoom da nga am loo xamante ne nii ñoom loolu seen coutume la ñoom loolu seen dundin la loolu ñoom nañ ko baw ak ñoom. mais ñun yooyu yaay Sénégal pare guñu pour ay mbirum góor jigéen du fi law pare guñu pour di dund mbirum góor jigéen au-delà de ça le Sénégal est un État souverain nekk loo xam ne la ñu digle fële oui on a ratifié charte nangam d'accord war nañ ko respecter mais am na loo xam ne dafa nekk loo xamante ne nii te muy dëgg te dëkk bi juddoo ci loolu màggee ci loolu tey jii nii ñu bëgg ko soppi bëgg ko doxalee neneen donc encore une fois moo tax li ñuy wax naan woy constitution bi lii la wax ak constitution ñu ko tëgg ay nit rek nañ mais constitution da nga koy tëgg aussi suivant les réalités li nga xam ne moom la dëkk ba di dund ak loolu nga xamante ne nii moom mooy particularité ak spécificité dëkk ba mais mënuñu ne woy constitution bi wax na lii nañ respecter nit ki jox ko turam jox ko gëddam ak yelleefam d'accord mais am na loo xam ne ci lu jëm ci dëkk boo xam ne ni Sénégal la ay jullit ne fi ñu ne ñun ay jullit nañ ba pare li jëm ci wàllu mbirum góor ak jigéen góor ak góor di sëy wala jigéen ak jigéen di sëy ñu ko fi nangu munu fi am tey munu fi am suba te député bu ko fi voté wul it on te prendra pour responsable de ce qui arrivera pour demain. mais Birahim am na ñenn ñu naan que le Sénégal a déjà travaillé bien sûr à légaliser l'homosexualité parce que même ba ci suñu permis de conduire yi amul genre. ay mbirub genre lañ lay wax c'est-à-dire que malheureusement c'est pas seulement au Sénégal mais réew yu bari. am na réew yu Afrique yoo xamee ni seeni président dañu wax carrément waxuma ni noppeeguñu xam nga fii on nous a dit non noppeeguñu wala suñu jëmuwaay tolloogul fu ñu war a mën a di rafetale wala di légaliser lu jëm ci wàllu homosexualité mais dafa am ay lobby lu ñu wooyee des lobby assez yu taxaw nekk yore seen koom
nekk ci ginnaaw yenn état yoo xam ne dañuy bëgg a imposer ñoom seen agenda mais xam nga lan lay fàttali donc nit ñi ñu nuyu El Hadj Mamadou Mansour Diop. kaddu yi nga xamee ni sëñ Abdou Aziz Sy Dabakh da ko noonu yëkkati ci kanamu député yi ne leen yéen député yi bu leen xool li nga xamee ni moom moo neex Abdou Diouf ngeen voté ko lañ leen jox seet leen ko seetantal ko xool ndegam méngoo na ak suñu borom li nga xamee ni moom la namm ci doomu aadama ça veut dire que aujourd'hui le député ou les députés de l'Assemblée nationale ñu jël ab proposition projet de loi jox leen ne leen li ñu ci bëgg mooy criminaliser homosexualité bu ñu xool ndegam Macky Sall am na ay lobby yu nekk ci ginnaawam wala ñu nekk ci ginnaaw keneen bëgg imposer li ñu wooye cet agenda LGBTI nañu xool ñoom seen diggante ak suñu borom muy jullit bi muy catholique bi parce que on est quand même un pays de croyants je le disais ce matin bi ñuy tàmbali mënuñu nekk réew moo xamee ni da nga fi am suñuy mag ñu ci mel ni Cheikh Ahmadou Bamba tey nga gis li mu liggéey ci wàllu yoonu murit liggéey ko ci diine l'islam nga xool ci kër diine boo dugg ci biir réewum Sénégal la ñu liggéey pour defaraat tëggaat li nga xam ne moom mooy les valeurs ñu bëgg ko dindi nasaxal ko parce que sur le plan économique am nañu benn avantage bu ñu ci war a jëlee ci wàllu agenda boobu wala am na yenn ci ay mbir yoo xam ne dina dugg ci loxoy ñaar wala ñetti nit wala si poche ñaar wala ñetti nit mbir mi warul doon loo xamee ni Assemblée nationale li naan dañ ciy nëq-nëqal naan non est-ce que dañ ko voté duñ ko voté est-ce que buñ ko voté du ñu yàqal sur le plan économique ça ne devrait pas être la question devrait être est-ce que lii bu ñu ko voté wala lii bu ñu ko tegee dinañ mën a delloo siwaat li ñuy woowee ñun suñuy valeur intrinsèque suñuy valeurs yooyu nag dafa am socle bu ko téyee socle bi mooy lan muy diine bi muy catholique muy jullit muy ñi nga xamee ne sax ba ci dans le bois sacré boo demee fële tey ca Casamance am na loo xamee ni xalaatuñu ko def sax xalaatuñu ko yare seen njaboot mais am na beneen liggéey boo xamee ni les autorités war nañ ci liggéey et foofu laay jeexale c'est sur le plan des images qu'on nous montre je le disais un jour demal tey ci bouquet canal pour le citer am na yenn ci ay émissions pour xale ñu naan ay émissions pour xale yoo xam nga nga fay gis ay actes justement yoo xamee ni dafay renvoyer à l'homosexualité gis nga par exemple la famille Simpson que tout le monde connaît mais am na ay actes ci biir yoo xamee ni tu vois deux hommes avoir échanger un baiser ni ñu ko mën a waxee fóonante ci alors que ce sont des dessins animés entre guillemets booy xalaat da nga naan c'est destiné à un public jeune et même très jeune mais ñu ngi commencer di formater ndànk-ndànk suñuy njaboot ci ay dérives ci wàllu woowu maintenant nag à nous autres muy parents muy éducateurs de revenir vers ce qu'on appelle ce socle-là qui retient encore les Sénégalais et qui retient ceux qui sont dignes de ceux qui nu ñu koy weeti ñi am xel ak xalaat te am lu ñu leen yaree ñu fexe sàmm suñu njaboot googu di xool lan la ñuy xool ci télévision bi di xool ci internet bi puisque maintenant avec les smartphones tu peux dugg fu la neex xool naka la ñuy def ba tënk leen ba lañ ñu yaree ñu continuer di leen ko yaree ba yenn dérives yi duñ ci àgg Yacine. aywa ñu daal di dem ci revue des titres yi léegi nii n'est-ce pas Hadj Mansour ñu ngi lay dalal di la ziar nga fekk ñu en cours rek waxtaan bu am solo. nga fekk ñu am waxtaan bu am solo bi lay mën ngaa déplacé wu ci criminalisation de l'homosexualité test gay mu nekk benn test pour le pouvoir on va dire. mooy fi nga mujjee Yacine dañu ci yokk tuuti rek. suñu bouquet Sénégal tey boo seetee ñi nga xam ñëpp amoon nañu bouquet Sénégal. muy waa Excaf. muy ñeneen ñi keneen ki doon jaay yeneen antenne LMD yi. pratiquement kenn amatul doole dañ ciy sax fàtte Sénégal. donc ñu forcé ñu ak bouquet canal bi nga xam ni. daanaka dafa polariser Sénégal yëpp faaw nga jënd ko ñu la koy seexal di la ko imposer. di la ko imposer di xeex képp koo xam sénégalais nga boo xamee ni bii xëy na yaa ngi sénégalais bëgg boo xam ni tey. yaa ngi liggéey ci wàllu réseau yooyu noonu. ñu araamal ko collaborer ci nag ak suñu ay comédien national ñoom ñëpp tey ñooy defal waa Canal ay publicité di xeex li Sénégal moom parce que Canal état bu Sénégal jox na ko mu ubbi beneen télé boo xam ne ci lay gën a toucher suñu famille yi. muy seen chaîne boobu ñu def théâtre yi nga xamante ni bii dañuy jënd film suñu artistes yi ci njëggu yomb njëggudul tous pratiquement
mais fexe nañu ba accaparer leen moom leen comme ni ñu moom nguur gi ndax lu bon ku nekk di nga mën a gis sa bopp foofu nag man suñu chaîne yi laa ci wax suñu télé yi nii. parce que au lieu ñu collaborer ak ñëpp mais dañuy segg ci biir film yi ñu ñuy liggéeyal teg ay conditions ci wàllu publicité utum xaalis boo xamante ni bii teg fa benn clip moo leen gënal di collaborer ak artistes yooyu bu ñu gisee ñu fay leen benn 200 000 250 000 ba noppi wane leen dañ koy nangu ñoom itam léegi da ngay gis suñu film yi dañuy saaga ndey ci biir. dañuy saaga ndey ci biir. boo ko daan bañ jàllale sa télé dañ koy jàllale suñu yëf yi. summeeku ci kanamu nit ñi. léegi nag yu mel noonu bu àndee ak ñi naan dañuy xeex ak ngóor jigéen di def ay manifestation am na ci ñoom ñuy def promotion homosexualité. gis nga lu ni meng suulu ci suuf doo ko sulli naan waa jaa ngi nii da nga koy bàyyi fu mu suulu di ko dëgg. gis nga nañ xeex góor jigéen mu ngi bëgg a bari. ku ne na nga ko xeex ci sa xeexu fulla li député yi def nag jaadu na ak société civile. pour teel a dànkaafu mais n'empêche am na ñuy pëccëxloo ci xeex bi ñiy wax ñëpp xeexuñu dañuy participer ci gën a promouvoir homosexualité ci Sénégal. kon nañuy wax pour wax te li ci kanam tuuti rawul ba dañuy wax pour wax ni rek pour mu des ci boppu nit ñi pour mu ancré ci boppu nit ñi pour nit ñi gën a miin baatu góor jigéen bu njëkk boo ko déggee da ngay tiit. mais léegi dérangé tout la. kenn da ngaa dégg naa góor jigéen est-ce que. wala nga romb ci passe. nga romb ñu naan mu xool ko góor jigéen baa ngi nii di ci passe maintenant mag Mamadou foofu nag góor jigéen dañu yàq li ñuy wax sa daaxa li doon sabab cofeel téye sa loxo wala taxaw waxtaan ni c'est-à-dire que même yow mag góor tey publiquement am na lu ñuy taxawee pour dégager ci kanamu nit ñi ni du ñu ay homo. c'est-à-dire mooy woon dañuy yàq environnement bi fu ñu toj. ana góor ak góor. référence am solo xam nga man lii xaw a dalal sama xel mais quand je vois ay nit yoo xam ne di am yenn référence. référence xam nga ci biir moyen d'abord le premier ci ñi nga xam ne mooy seen ambiance. mais référence mooy tey ñi nga xam ne dañoo maase jamono wala ñu bokkaloo jamono. xam nga quand je vois quelqu'un ñu ne taalibe Baye Niass la muy évolution chaque jour dafay jàpp ni kii am na référence boo xam ne mën na ko